salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yi may seetaan yi nekk ci biir réew ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax di présenté waat Leuz def teg rappeur activiste membre mouvement Nitu Dëgg. voilà Leuz ñu ñëw tout d'abord ci mouvement Nitu Dëgg am na fan yi avant sax ñuy ñëw ci coow yi ak coow buñ fi doon dégg ba ñuy wax naan ku ci mel ni Karim moom nekkatul Nitu Dëgg te pourtant moom le mouvement Nitu Dëgg buñ ko déggee ba mu yegg fii mu yegg ni tey ci moom lañ ko mës a xamee lan moo doon coow loolu. waaw mouvement Nitu Dëgg Abdou Karim Gueye moom moo ko bind ci loxoom moom ak ci benn camarade am kooku sax dèjà nekkatu fi moo ko bindoon ci loxoom ginnaaw 2013 mu génnee Y'en a marre ci la dem créer mouvement Nitu Dëgg ci def nag Nitu Dëgg kese la woon jamono di dox ba mu jafe-jafe àdduna day am problème mu famille jàmbur ak problème mu mouvement c'est différent bokkul dafa nekk ñaari mbir yoo xam ne bokkul léegi Abdou Karim Gueye bu amee problème ci ak famille loolu man concerné wu ma man Leuz concerné wu la yaakaar naa sénégalais bu ñu mandoo concerné wu la ci la benn waay bu génn def ay déclaration ne Abdou Karim Gueye dañ koy génnee ci mouvement Nitu Dëgg loolu moo waraloon coow li fekk nag ñun bokkuñu rapproché wuñu leen woon bopp lool mënuñu woon ci wax tamit lu sori waaye comme Karim génn na bàyyi leen ak Nitu Dëgg boobu noonu créé Nitu Dëgg valeur Nitu Dëgg kese la woon mu génn créé Nitu Dëgg valeur yàlla nag mel ni loolu rek la doon xaar bal bi tàkk mu dal ko loolu moo tax ñu créé Nitu Dëgg valeur. kon daanaka Nitu Dëgg bële mi ngi continuer di wéyandi ay activités. wóoruma parce que tamit gisuma ko wala dégguma gisuma en tout cas benn mouvement laa xam benn mouvement la ñu nekk mooy Nitu Dëgg valeur Nitu Dëgg diaspora. effectivement voilà bu ñu wéyandee suñu waxtaan ñu ñëw ci Karim moom mi nga xamante ne moom moo waral coow li mu nekk koo xam ne wax fa dëgg yàlla ku ñu ràññee la fii ci Sénégal ci wàllu xeex activisme ak tamit kaas lépp loo xamante ne dafay jëm ci wàllu nooteel bu jëm ci askan wi waaye wéradéem nekk lu askan wi métti lu loolu mën ngeen ñu ci ñëwal tuuti ak kañ la ko dal. waaw dafa mel ni tey nga ni bu fekkoon man la xëy na doo ci jot wala keneen du ci jot waaye nag xëy na turam moo mel noonu mu ne koo xamante ne ni day xeex ngir Sénégal muy xeex ngir askanam te laajogu ci nit dërëm te nag booy faral di def te yàlla tax rek yàlla moo lay njëkk a wan boppam. Abdou Karim Gueye mënoon na tawat ba wér mënoon na tawat ba feebar bi jéggi beneen niveau te du ngeen ko yëg waaye li mu nekk Abdou Karim Gueye Sénégal tàmmu xeex ngir Sénégal joxe boppam fu nekk ngir Sénégal looloo tax tey mu feebar ñëpp jot ci et puis c'est normal loolu nekkul lu nit mën a bañ daal waaw loolu moom xam naa mënu ko bañ te ñun ñii ànd ak moom ba ci famille kenn mënu ko ci bañ. effectivement voilà parce que dayoo moom moo toll foofu moom wéradi bi kañ la ko dal. waaw Abdou Karim Gueye ñoo defandoo ñu lañu arrêté na woon ci coow Saint-Jean d'Arc boobu noonu xale yi ñuy tere woon ñuy muuroog yu mel noonu ba ñu def 3 jours génn le 13 septembre ci la daan woon tawat daal. est-ce que tawat bi nekkul loo xamante ne daf ko jëlee ci kaso bi. du ma ni waaw ñu mën a déet. mais li ma mën a wax rek mooy ku dara jotul la woon feebar bi gaaw na loolu fii diggante ñaari fan ci diggante bi yooyu ci la ñu génn affaire yi am mais nag damay waaj sama morom waaj na keneen waaj ni ma koy waxee saa su nekk dama naan ñu jàkkaar loolu dañu sañ lu nekk pare nañ pour lépp il faut ñun tamit ñu pare pour lépp parce que ku pare pour lépp rek pare pour lépp bu ma toogoon fii nga may ma ndox mën naa ko naan mais bu ma génnee si mbedd mi boo ma mayee ndox duma ko naan kon mastamaak boo ma arrêté ci violon yi wala yu mel noonu sama mbokk activistes yi dama leen koy wax dama naan leen carrément jamono bi ñu toll nii képp kuñ ci arrêté na nga xam fi ngay lekkee wala fi ngay naanee parce que tamit am na yoo xamante ne ni moom duñu joxañ kenn baaram mais dañ naan lu doy waar la. yéen activistes yi gis nañu loolu dañu miin nañu di leen jàpp di leen tëj ci kaso dafa am ay xoqatal yu ñu leen fay def wala. non xoqatal lu weesuwul
nit ki di xeex li nga xamante ne nii askan lëmm la koy defal du intérêt personnel du parti politique du leneen nga jàpp ko fekk ko ci droit am yooyu noonu yootu ne ko ràpp ci kaso bi loolu kay xanaa mooy xoqatal loo xamante ni juge bi boo ko waxoon tey jii mu ne la danga maa yeb procureur bii def loolu nga xamante ni moom xamul fu muy taxaw moom dama koy sax génn si nit ñi yenn saa yi quoi Bassirou Gueye dama koy génn si nit ñi nga xamante ne moom nit yi da nga leen di jàpp nu mu leen neexee rek salaamaaleykum mandat de dépôt sama bopp day metti mandat de dépôt ñoom loolu mooy xoqatal quoi loolu rek lañu tuddee xoqatal injustice bi loolu mooy xoqatal. voilà bu ñu dellu si waatee ci tawatu Karim bi ñu gis Karim tawat xëy na li gën a propulsé tawat boobu ba ñëpp jot si moom mooy ket ak li nga xamante ne mooy ñu ngi ko doon laajal ay ndimbal pour faj ko. waaw xam nga Sénégal yi mooy li ma la wax sànq dañu baax Abdou Karim Gueye musul taxaw mu ne nañu ko jox fukki dërëm mu yokku ci ordonnance am donte Abdou Karim Gueye bi mu tëddee léegi 13 da tëddoon bi ñu ko yëg nit ñi yëgeeg léegi mu ngi toll ci juróom-ñetti fan ci tey ci la ko Sénégal àdduna bi yëpp yëg ne Abdou Karim Gueye dafa daanu malade à travers compte lutte bi nga xamante ne dañu ko créé woon pour jàppale ko ci ndax évacuation dafa metti nit nga jëlee ko fii yóbbu ko bitim réew ci kaaw bu mel ni kaaw Abdou Karim Gueye kaaw boobu tamit du kaaw bu ndaw bu ñu nee dañ koy yóbbu faju ko te moom dencul ay milliards bokkul ci ñu ñu woo jox leen ay milliards bokkul ci ñu ñu jox ay millions yorul passeport diplomate kon kooku c'est normal askan bi jóg jox ko loxo loolu rek la mais moom nekkul mooy demander kenn et ñaanul kenn dërëm yaakaar naa ko daal. voilà gis nañ Sénégal aussi ba tey bu amee ku siiw wala ku tawat bañ koy ñaanal ndimbal ku nekk da ngay jóg ba gisee dugg loxo ba sax nag mu dem mu am ñoo xam ne dañ ciy jaaree di def loolu ñuy tuddee wuruj am nañu ay ñoo xamante ne génnee nañu ay numéro ne ku am na nga yónnee xaalis ci numéro yi te fekk bokkul ci numéro yi ngeen tànn. bari na parce que Sénégal la réew mi metti réew mi moo metti parce que tey da ngay gis occasion bu ndaw fu ñuy jaamoo yàlla tey ñun Sénégal dañu fay dem di fa yàq suñu bopp. xam nga jàppale nit ku tawat xam nga loolu ñaata yiw la xam nga yiw bi nu mu toll xam nga tiyaab bi nu mu toll kenn xam ko mais nit ñi yenn saa dañ koy faral sax di ci dugg di dóor parce que dañoo sonn réew mi metti du ma merew ma leen parce que nag système bi moo waral loolu di jafe-jafe yi nii di am te ñuy ketal nit pour wér-gi-yaramam nga dem di ketal nit pour def sa poos loolu la Sénégal moom mënul ci ñàkk mais li ñuy wax rek war nañu mën a jóge ci niveau boobu ñun Sénégal war nañu mën a jàppalante jóge foofu noonu ñu nekk pour ñu jàppale suñu bopp nag dañu joxante loxo. effectivement ba tey bu ñu desee si wàllu ndimbal bi baaxoon nañu gis fii ci Sénégal képp ku siiw wala moo xam nga siiw wala siiwa sax bu ñu déggee ne tawal nga ba sa tawal ñu jël ko dugal ko ci réseaux sociaux yooyu noonu soxna si njiitu réew mi da ciy dugal loxo waaye dañu gis ni seen côté yéen da ngeen ko bañ lu ko waral. kooku mu ciy wax dama lay wax ni la man soxna njiitu réew mi Marième Faye Sall dafa ñàkk fayda ci man quoi parce que moom li mu war a def ko parce que boo xoolee tey jamono yi passé dañu dugg ci banlieue bi di maye ay keesu néew ay corbillard ay morgue mais loolu lan la lay jox quoi mais yow askan bu xiif bëgg a lekkul askan bu mar ndox di coupé fu mu nekk ci réew mi yow askan bu bëgg a faju hôpital yi fees dell effectif bi doyul pour ñu faju plateau médical bi moom ñu ngi noonu. mbirum plateau médical bi mais kon askan boobu ngay tourné di leen may ay corbillard ay yooyu noonu c'est normal parce que dafa tiim askan bu dee maanaam nga rey nit ba pare donc fu mu dëdd. maanaam su ma la déggee ci waxi da nga bëgg a wax ni moom da leen ni gàngal dee. mais non man saa gàngal dee ñoom dañu rey askan bi xool dañ ko wax ñoom dañu rey askan bi quoi dañu gas suul ñu soit que ñu gas ñu dugal suñu bopp suñu tànk yi féete kaw parce que yàpp nit ñi weesu nit ñuy dund mayoo leen ceeb mayoo leen ndox mayoo leen courant yokkoo école yi yokkoo poste de santé yi village yi foofu duggee seen poste de santé yi mel ni ay fu ñuy xarafale ay njulli xam nga loolu nga yëkkatiwaat benn nit yow daal benn nit da ngay xaar benn nit bu feebar rek ñu ne waaw Leuz de dafa feebar non Guy Marius Sagna dafa feebar dañ ko war a kii nga xam ne kii bokk na ci ñi la gën a lakkal bokk na ci ñiy sulli say mbóot
nga ne xaar ma jëm ko buux 100 millions wala xaar ma jëm ko jox benn passeport diplomate pour nga xamante ne bu fajoo ba ñëw rek man sama lépp mais loolu foofu la ñu war a jógee Sénégal foo ñu yeewu quoi. waaw mais est-ce que lu tax ngeen bëgg ko jëlee que ni xëy na gis nañu ne Karim ak nguur gi neexoowuñu waaye loolu warta mën a tax mu def ci ndimbal ndax dafa yor fondation boo xamante ne mi ngi tudd Servir le Sénégal kon bu ñu nee Servir le Sénégal képp kuy Sénégal sa wàll ngi ci fondation bi. xam nga yàpp nit ñi weesul nga naan ay Servir le Sénégal yàpp nit ñi yàpp askanu lëm weesul nga ne man Servir le Sénégal yow looy Servir Sénégal mais servir le hôpital yi mais alal ji ngay yëkkati di ko dimbalee ñi tawat dimbalee ko fa ñuy fajoo parce que nag booy dimbali askan bu feebar na nga fexe ba ñu am fa ñu fajoo parce que nag ma jox la ay millions te amoo foo fajoo loolu moo nga dee ak sa tawat boobu moo yem mais ñoom est-ce que duñu xoolaat ni ñuy doxalee ak askan bi est-ce que duñu xoolaat loolu parce que c'est très important nga gis askan nekk ci jafe-jafe yu mel nii tey nga yëkkati ay millions naan dama koy jox ngir nangam benn nit a feebar dañ koy opérer tànk bi nangam te xoolal hôpital billahi médecin yi bu ñu mënoon a génn wax dinañ ne leen carrément ñun ñoo njëkk a sonn yéen ñii di faju maanaam Sénégal a feebar. waaw mais loolu est-ce que nekkul aussi tamit Sénégal yi ñoom ñoo xeeb faj gi ci dëkk bi ba tax ku ci feebar la ngay séntu moom mooy ñu génnee la yóbbu la bitim réew loolu tax ñoom ñu lay indi ndimbal li. non xaaral gis nga Sénégal pourtant Sénégal la ñuy ji nga Maroc gii seen médecin yi fii lañ leen di tàggatee Nigéria am na ay médecins yoo xam ne fii lañ leen di tàggatee bëri na ci réew Afrique yi fii ay médecins yoo xamante ni fii lañ leen di tàggatee fii Sénégal kon ñun feebaruñ ay fajkat xam nga lan lañ feebar ay jumtukaay yu ñuy fajoo ak koom goo xamante ne nii koom gi ñuy tasaare nañ ko dugal ci hôpitaux yi koom gi ñuy tasaare nii di fu nekk ñu lëmbe fa dugal nañ ko dugal ci hôpitaux yi ñun loolu la ñuy jooy servir le Sénégal ñun ñëpp waroon taxaw ne leen non bala ngeen a servir Sénégal servir leen hôpitaux yi ngir yàlla war suul yi nit ñi sonn nañ bëgg a faj mu tëleen mais loolu moo ëpp solo ay servir le Sénégal mais amul sens quoi. loolu moom moo tax ngeen delloo leen ndimbal gi ñu yëkkati woon jëmale ko ci Karim. ku ñu déggal ku nekk muy ngay néew di doole muy nga am doole loolu lu ñu war a xeex la mu jóge fii servir le Sénégal parce que tak mënuñu gis askan woo xamante ne nii mooy li ma la wax sànq faju da leen di të nga leen naan ay kaaleen ma service yow booy service kay demal nga defar hôpital ya ñu mën a faju nu mu leen waree mais dañuy teg ay yenn plan yoo xam ne lépp ay dóor la lépp pour naxasal xelu nit ñi la mais Sénégal moo toll foofu Sénégal yi léegi dañu yeewu xam nañ li xew c'est-à-dire que nag dañu ñemewul mais fekk ñu ngi leen di wan ne ñun ñemewuñ rek dañuy def lu ñuy def mu ngi tibb suñu or bi di ko yóbbu Abu Dhabi di tibb suñu or bi di ko yóbbu fu ko neex ci àdduna bi moom doomam Amadou Sall ba pare jàkkaarloo nag askan bi naan leen servir le Sénégal yow fii fi ñuy tibbee suñu or bi fii tey jii nii am nga fa accès yow fii amoo fi accès mais moom xam nga lan la fay yor seen fondation yi ñuy créé yi nii yëpp ci yooyu noonu lañ koy tënkee di ko def loolu suñu alal la di loolu ñun ñoo ko moom mais il faut tamit bu leen gërëm ñun jëruñu gërëm xam na leen war a weñ ci seen loxo yi ne leen teg leen li askan bi moom askan bi jëriñoo. waaw mais xalaatoo leen tamit alal jooju ñu jël di ko dimbale nii lu nit ñi moom la muy dellu si ñoom. waaye dama ni man wax naa ko waxati li nit ñi moom boo koy delloo ci nit ñi xanaa daa am noo koy delloo nit ñi kay mais nit ñi kay li ñu moom bu ko jox nit par nit alal la ñu warul jël di ko jox nit xam nga lan la ñu war a def dama feebar war a faju ji naa fexe dem hôpital bi may dem bu ma demee ñu mën ma accueillir faj ma ba du ma laaj may génn réew mi mais loolu mooy service Sénégal. kon maanaam ci kaw gàttal Karim saytu nañ ko fii ci hôpital sénégalais mais gis ne mënuñu ko fee faj. Sénégal seen hôpital yi mënul faj bëy xoolal bu ñu fontoo gis nga depuis Macky Sall nekk fii ba léegi feebar faju dafa mel ni nga bëgg a dem Màkka di ko dox te xam nga ne Màkka léegi kenn doxatu ko léegi moo gën a métti loolu danoo faj ñun danoo feebar quoi ñun Sénégal ñoo feebar te nag suñu borom nee na benn feebar rek la mënu teg nit li ma la teg mën nga sabablu jaayante wan naa la ni ngay def ba faju ba wér
waaye li leen doomu aadama teg mu ne yow yaay jaayante pour di faj loolu doomu aadama teg la parce que kat lu la doomu aadama teg mën ko teggi mais lu la yàlla teg kay la ñuy xalaat di sax di ñaan mais kii nag nit ñu ko teg nit ak ay noppam loolu la. voilà seen gis nañ ne neexawuma leen dara ak waa France teewaayu France ci Sénégal bañ ngeen ko gis ngeen ni suñu système bi France a ko yàq ba moom moo waral sax nag bi ngeen di bi ñuy évacuer tali dañ fee sax jéggi France yóbbu ko Allemagne. non attends xam nga moo jaaxal Sénégal da ngay dañu Sénégal ñi àdduna ñaar dëgg fi nekk mais li tax laajte wuñu yóbbu ñu Karim Guinée. parce que nag dafa am lu ñu baaxoo di gis dañu gis fii ku fi faj tëlle France leen moom mën naa la ko wax France moom ñu fa jot a dem faju ji ñëwaat ñëpp bu ndee fukk la juróom-ñeent yi keesu néew lañ ñëwee xaw ma nag ñooy rey xaw ma reyuñu mais leen moom naa la ko mais Abdou Karim Gueye kenn taamuwul ko fi muy dem famille moo décidé ne fii lay dem mais nag man ñun xam na lañ njëkk a contre feebar fajoo ji bitim réew man foofu loolu rek laa contre feebar fajoo ji bitim réew loolu rek laa contre. waaye kon da ngeen ko contre Karim def nga ko kon yëg ngeen ni ñàkk pexe la. déet ñàkk pexe du pexe xam nga lan moo ñàkk pexe la waaye dama la bëgg a wax ni la bu fekkoon suñu wàllu wér-gu-yaram bi nii suñu wàllu faju bi nii teg nañ ko ci ay normes yoo xam ne yu leer bu nit bu feebaree fitam du dem buñ la waree opérer nga sa xel dal doo feebar di dem bitim réew nañ ko waxante dee parce que nag kenn ku nekk xam na ni faju bitim réew dafa cher bu ñuy demee balay defal liste pour nga dem faju bitim réew xam nañu bitim réew 2 millions fajowu fa mais Sénégal xëy na buñ la booy war a def yenn opération yi nii 2 millions mën nga fi opérer toola sax dina des weccet boo passé ñibbi sa kër waaye est-ce que di nga am wér-gu-yaram bi nga bëgg est-ce que di nga mel ni nga war a mel c'est ça le problème kon faj gi baaxul faj gi moo jaarul yoon. loolu moom moo tax dëgg ma ngeen xeex jëmale ko ci plateau médical bi nga xam ne moom moo am Sénégal fas ngeen yéene amal ak doxum ñaxtu fële ca ministère de la santé. waaw buy sax nag buy sax parce que nag gis nga gars yi nañu waxante dëgg ñun faluñu leen pour ngeen noos xam na leen fare pour ngeen tekki seen costume yi nii takk xoolal sol ay blouson dugg ci terrain bi xam leen askan bi li daj lan la tamit c'est très important gis nga nit da ngay jox cër ña la fal nga respecté leen gëm ne askan falu la pour sa giiru dund mais nañu xam ne nekk ministre wala nekk président warul nekk giiru dund loo xam ne da nga ciy jaar 2-3 ans demaat sa yoon te war nga mën a continuer des Sénégal war nga mën a continuer di liggéeyal sa réew mais dañuy profité ñu fal leen ñuy caaxaane suñu askan di leen jaay doole li ñu moom ñu koy caxatee te du mujj fenn askan bi toog di xool ministre de la santé ministère yépp nag war nañu mën a jàkkaarloog ñoom wax leen ne yéen ak seen njiit bu leen ñu fontoo nan ñu jox lu nu moom li askan bi moom dafa jot askan bi jot ci loolu kese la moo tax ñu bëgg fa manifester. donc il a fallu que ngeen xaar ba Karim tëdd feebar ngeen doog a jóg ngir dox amal doxu ñaxtu mu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ni ñuy fajee fii ci Sénégal. sànq dama ko wax ci conférence presse dama ne nga Sénégal loo dundul rek ndeke mënoo si wax dara waaye nag yàgg nañoo xeex mais mosuñu xam ne wàllu faju deme ne nii Sénégal wallahi feebar faju nag dama ko doon wax nii dama ko doon wax ne feebar faju tën na nit ñi ndekete dew ma hôpital xam nga di nga dem kaso génn nga ne kaso ba la fa nekk ñu naan waaye kii la fa nekk day lay wax rek mais demuñu fa mais nag hôpital dama fa dem ma xam gis ku yor ordonnance bu matul 1500 ma gis ki mu indi mu taxaw di yalwaan kooku état bi lan lay xaar ci moom état bi day xaar pour léegi kooku noonu mais mais Sénégal fii da ngay kaddi sax ñu war la faj léegi dugal la pour faj la pour xaar xaalis ñu ne na ñu xaar xaalis ñëw mais loolu ñun fan lañ nekk ban Sénégal lañ nekk réew mu xar gën a stable nit xari laadum yi li ñuy dund moo gën a neex fa parce que di nga dem ci benn mbaaru xar ñu tàllal leen crime xaru laadum yi mais fii Sénégal fii boo duggee ci hôpital yi da ngay di nga fàtte loo doon duggee loo doon jàngoro bu la yëkkati woon di nga ko fàtte kon nag ñun jot na ñun ñëpp ñu ànd
ni ñu koy xeexalee détenu ñu xeexale ko ñiy tëdd ci lalu hôpital yi parce que kat lu jaadu la parce que kat feebar faju tey mën na tey Karim la de mais suba mën na nekk man de ginnaaw suba tam mën na nekk keneen kon nañu pare. voilà léegi li nga xamante ne moom lañ koy tëjee doxu ñaxtu boobu ngeen fas yéene amal jëm ci wàllu wér-gu-yaram gi ak fajin gi nan la nar a demee. doxu ñaxtu bi dinañ ko parce que ñun li nit ñi di tàmm nii ñun xamuñu loolu dem di dugal ay demande autorisation nangam ak nangam pour ñu xaar la nga manifester non ñun doxuñu ci loolu xam naa la ñuy dox gis nga sarti nday réew mi moo bind mu ne nit réew boo ci nekkee nga am lenn loola naqari yoon may na la nga génn feeñu lan mooy feeñu génn manifester ko ak fu mu mënti nekk amul benn place nag bu ñu war a privé Sénégalais yi ne leen fii waru leen fi manifester place de l'indépendance bii ñu naan dañ ko privé Sénégalais yi arrêt Ousmane Ngom ak arrêté de Ousmane Ngom waxul dof xam nga di yow arme bi nga doon xeexalee bi nga doon xeex ak sa noon nga nangu di ko xeexeek ñi la doon xeexle mais loolu man mënuma ko comprendre yow li la tere woon jéggi ñu jàpp ci sa loxo yóbbu la ba ne la da nga koy jéggi far force nga nangu arme bi tee ko ne yéen ñi ma doon xeex indi fii nag waaye yéen nag yéen a moom lii léegi. waaw mais est-ce que nekkul aussi tamit que ni nit ñi ñoom ñoo leen jàppale si loolu parce que yéen seen xeex bu ngeen ko ootee da ngeen ciy wéet su ngeen génnee yéenu neen ngeen fay fekk population bi ngeen di woo ci xeex duñu génn. billaahi ji nga Sénégal suñu toll nii dañ leen a privé ci dañ leen a tënk ci ñeent yi juróom yi gis nga dépense chaque jour journée 5000 facture courant facture ndox jàngam xale yi ravitaillement ji nga juróom yi lañ def ci seen bopp yi ba taluñu lijjanti lan moo nekk hôpital lan moo nekk ci suñu sarti nday réew mi lan moo nekk ci kaso bi parce que ñett yi moom nit da ko war di wàcc fu mu toll muy hôpital kaso ak dee nit ku fu mu nekk réew mu nekk war nay jël loolu teg ko ci kanam xam ne dina ci jaar benn dina ko ci jaar ala kulli xaal bu moytuwul nag jaar ci ñett yëpp te nag loolu da nga ko war a pare loo chargé nu ñu jéem a fàtte dundu kër gi yenn saa yi ndax dundu kër gi dafa am ñoo xamante ne ñoo ñu ci koñe ba loolu rek la ñuy xëy di tal journée 5000 journée ji nga at mi lëmm booy xëy di am journée 5000 ji nga bu at mi jeexee war nga dem toog sa kër nga ne man at mi journée 5000 pourquoi du yokkuwul kon am na lu doxul askan bi foofu laa leen woo ñoom ñëpp foofu laa dama naan leen nañu toog ñu xool ne am na lu doxul lii kese la ñoom bu ñu comprendre nag mooy lépp day sotti nañu fàttali ne Sénégal xeexaguñ de musuñu xeexaguñ am ndam de ay 23 juin fii nii ay waxu dof la dañoo folli fal te dañoo mën a folli te fal moom mënuñu ci dara ci folli la ñu gaaw buñ la bëggee folli suba ñu folli la teg nee mais mënuñu fal. waaye nag ku mel fal nga ñu ko. déet Macky Sall mi moom daf ñu rusloo na sax xeetam moom alpulaar yi moom daf leen rusloo xam nga lan moo tax ñoom guddi lañ ko fal courant coupé courant tàkk ñu xool ko ne ko du yow. Leuz def teg bu mouvement du dëgg mais bëggoon naa la laaj nag benn question xam naa moom mooy sama laaj bu mujj leader yi ngeen doon àndal di nekk ak ñoom ci xeex bi lan mooy seen taxawaay ci tawatu kii di Karim. alhamdulilah ànduñoo ko benn leader bu dul koo xamante ne nii dama naan boo nekkoon congolais sax boo ko gisee bu waxee nga dégg ko nga xam ne kii jàmbaar la muy Ousmane Sonko defuñu ko comme ne que politicien la wala nangam. dañu ko def nit boo xamante ne ni dañu gëm ne bu Afrique yëpp meloon ni moom bu président Afrique yëpp ñu bëgg a yor Afrique yëpp mel ni moom wallahi Afrique day changé ci lu matul juróomi at ñu moom suñu bopp xam ñun ñooy ñan kooku fu ñu mënti nekk fekk nañu fa taxaw nañu ak ay nitam di leen gërëm bu baax am nañ taxawaay bu rafet ci gis nañ ni mu taxawoo Karim ni mu ko defoon def ko comme frère am noonu la ko delloowaat rek te loolu lu war la ñun nag du ñu wéy di ko jàppale li ñuy wax kay mooy dañuy bañ ñu dëkkale fenn rek Ousmane Sonko bu demaatee élection suba askan bi yëpp jug jàppale waat ko ñun ñu tudd ñu jug jàppale waat ko waaye nag dañ leen wax Ousmane Sonko bu fal woon midi 30 ñu delluwaat fi ñu nekkoon. voilà ñu bàyyi la nga tàggu. di gërëm Sénégalais yëpp di gërëm sama waa mouvement nitu dëgg di leen gërëm bu baax di wax ne nii la Abdou Karim Gueye am na benn baat bu mu ñu doon faral di wax ñun ñëpp ne tey nañu fexe ba bu ma leen wonoon ginnaaw tey
ñu xam ne am na ay 20 Abdou Karim Gueye yu taxawaat comme place am foofu laa leen woo te xam naa ne xam nañ li ma leen di wax combat bi yombul day laaj lu nekk waaye fulla fayda ak ngor jom rek fi mooy ci kàddu yooyu ñu joxante woon ku nekk jox sa loxo sa morom loolu noonu foofu la ñu wéy ba tey xeexal Sénégal laluñu ci benn intérêt waaye nag ku bëgg a dox suñu diggante xeexal Sénégal yaa ciy wéet parce que ñun dañuy taxaw di xeex Sénégal fu mu ñu fekk wasalaatu wasalaam ala rasulillah. doxu ñaxtu bi jàpp bu leen date bi. jàppaguñ date bi waaye bu ñu jàppee date bi rek incha allah dinañ woote waat conférence de presse wax leen naka lay demee incha allah.